di sant bu baax a baax sunu borom subhanahu wa taala moom mi ñu permettre ci waxtu yu am solo yi dans la vie d'une nation mais aussi dans la vie des hommes et des femmes qui à un moment donné ont décidé de sacrifier leur confort personnel, sacrifier seeni week-end seen confort tout court ndax Sénégal moom moo ñu jaral loolu moom moo ëpp dayoo sunu jëmm yu ñàkk solo yi nos êtres périssables réew moom nag nga xam moo ñu defal lépp te jamono bu nekk dañuy laaj lan lañ ko mën a delloo un temps soit peu donc vous comprendrez aisément que c'est avec beaucoup d'émotion la ñuy toog tey jàkkaarloog sénégalais yi sunu papa yi ak sunu yaay yi di leen wax ne am na foo xamante ni bu fa réew tolloo ku toog di seetaan lu xew su ëllëgee da ngaa bokk ci ñu tooñ te boroom xam-xam bi dafa waxoon ne ñi def ba yàq ñi xamut bi ñu defee ba yàq tooñuñu ñi tooñ mooy ñi nga xamante ni dañoo xam ba pare toog jàpp seen njàmbur di seetaan am na lu gën a yomb li ñu tànn tey ku nekk xam na ni réew mi di doxe ku nekk mën ngaa dem lijjanti sa bopp bu ngoon jotee nga dem toog jàpp sa njàmbur ak sa njaboot loolu moo gën a yomb tey tàmbalee gu ñu sax ngeen gis ñoo xamante ni jàpp nañu ne la leen yëkkati moo ñu yëkkati ñun muy intérêt personnel fekk na ñun romb nañ loolu fa ñu yare may gërëm bu baax suma papa ak suma yaay bi nga xam ñoo ni gunge ñu di fàttaliku bu baax suma maam bi nga xamante ni moo ma yar bu doon suñu njëriñu bopp rek kon du ñu toog fi tey di wax ak yéen ndax lii lu métti la incarner un leadership wala tenter d'incarner un leadership c'est extrêmement crevant c'est fatigant c'est à la limite épuisant mais Sénégal moom moo ëpp loolu le 31 juillet prochain Sénégal dafay dem ci élection yu am solo muy élection législative ñun dey màgg nañu xàmme nañu du Papa Djibril Fall rek nag moom moo toog di wax waaye ñu bëgg Sénégal ñoo ànd ak ñun ci mbir mi te yàlla xam na ne lu mu jaral ñi yàq dina jaral lu ñu toll ngir defar ndax réew mii rek la ñu am Sénégal la ñu jox sunuy guddi ak sunuy bëccëg Sénégal moo tax mënatuñoo nelaw ba yandoor Sénégal moom moo tax jamono bu nekk du ñu jóg mukk fu ñu nit woowee ñu bàyyi suñu yitte yi ñuy def yépp dem bokk ko ak ñoom fa gën a sori ci Sénégal tey mën nañ ñoo seedeel loolu mën nañ ñoo nangul loolu daray tappale wala daray njuuj njaaj taxuñoo jóg li ñu tax a jóg mooy dem dagaan baatu sénégalais yi ay candidat lañ Papa Djibril Fall candidat la ak ñi mu àndal ci élection législative yi nga xamante ni ci la ñu jëm le 31 juillet prochain incha allah sunu jaar-jaar ak liggéey bi ñuy def sunu borom xéewale woon ñu ko muy journalisme may remercier bu baax journalistes yi fi nekk ak journalistes yi nekk ci biir Sénégal yépp Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo doon wax ne journalistes yi dañoo am une mission prophétique waaw may waxtaan ak benn bés Serigne Moussa Nawel mu ne ma yonent yi sax ay journalistes lañu woon mooy prêcher la bonne parole ay journalistes jouent dans ce pays un rôle extrêmement important pour accompagner le développement économique et social de ce pays moo tax je n'accepterai jamais que cette belle corporation kenn di ko traîner dans la boue parce que ñoom comprendre nañ ne responsabilité boo gis liberté boo gis responsabilité moom moo koy accompagner et pour la presse sénégalaise nous la savons extrêmement responsable extrêmement consciente et extrêmement consciente surtout des enjeux du moment moo tax maa ngi leen di gërëm bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw fii métier bu am solo la ñuy def métier boobu ma doon def yàlla wërsëgale ma ko permettre ma nag ma dox ci biir Sénégal ak ci bitim réew rencontrer sénégalais yu bari waxtaan ak sénégalais yu bari gis seen yitte ak seen i bëgg-bëgg ak li nga xamante ni moom la ñu bëggoon di ko nësër
damay wax ne boo génnee Sénégal dafa am ñaari sentiment yu lay animé boo demee ci dëkk yi nga xamante ni dañu avancé te ñun ñoo leen rawoon ñaari sentiment moo lay animé sentiment bu njëkk bi c'est un sentiment de fierté tout court en tant que humain nga gis doomu aadama réaliser de grandes choses nga xam ne doomu aadama fàttewul li nga xamante ni moom moo ko indi woon ci kaw suuf muy être le vicaire de Dieu sur terre. beneen bi sentiment bi c'est un sentiment de tristesse et d'amertume mais nga ne waaw ñun mais réew ma lee ma jógee mais tamit ay doomu aadama comme ñii ma gis ñoom ñoo fa nekk waaw lan moo tax mënuñoo góorgóorlu bàyyi naxante bi bàyyi luubal bi bàyyi yenn yi nga xamante ni yëpp amul solo bàyyi gaañante bi bàyyi reyante bi bàyyi xeexu politique bi nga xamante ni amul njëriñ ngir yëkkatiku ngir jël en charge les véritables enjeux de notre pays. sama candidature dafa am beneen nag niveau boo xamante ni moom la am réew mi ñu nekk juróom-ñett fukk yoo jël 80% yoo jël am seeni at moo ngi toll ci 20 et 25 ans 75% yoo jël seeni at moo ngi toll ci fanweeri at ak juróom. la moyenne d'âge aujourd'hui à l'Assemblée nationale tourne autour de 56 ans waaw ndaw ñi ngir yàlla nañ ñu bàyyi sunu baat jóg ci biir campagne électorale bi ñu wax li ñu bëgg. ngir yàlla nañ ñu bàyyi Assemblée nationale qui est par excellence le lieu de la démocratie de la représentation nationale mais si la frange la plus importante de notre société teewul ci Assemblée nationale mais est-ce que cette institution extrêmement importante est-ce que soriwul sa vocation originelle qui est tout simplement d'abriter de regrouper de polariser toutes ces intelligences mais toutes ces franges toutes ces forces vives de notre nation pour que kenn ku ci nekk mën di yëkkati mbébétam ci fu am solo foofu kon loolu les jeunes c'est tout simplement demander justice loolu rek la ñuy laaj justice mooy que ne kat dinañ am kaddu te incha allah li ma gis ak li ñu jot a gis xam nañu ne mbir mi dinañ ci jot ci ni mu gën a rafete exercer ko na mu gën a rafete incha allah. am na nag lu xew ci sunu réew li xew ci sunu réew mooy dafa am benn loi boo xamante ni dañu ko indi changer sunu nañu daan voter muy parrainage waxuma ne mën nañoo bokk déedéet xam nañ ne jongante boo gis dañuy def ay critères waaye réew dañ koy waxtaane te loi bi ñu koy def waxtaane wuñ ko procédure d'urgence lañ ko def daal di koy salfaañe li nga xamante ni moom mooy principe yi gën a élémentaire mooy que sénégalais bu nekk war nga mën a jóg dagaan sa baatu askan ci sa teeyu bakkan parrainage boobu nag wut ko lu jafe la loolu moo tax yéen sénégalais yi ak sénégalaises yi suma yaay yi suma papa yi suma rakk yi suma mag yi suma bàjjen yi nga xamante ni yëpp jamono bu ne yéen a ngi may témoigner seen affection seen mbëggeel seen cofeel ak surtout seen ñaan te mosu leen a gis suma jëmm dama leen di delloowaat mbir mi ne leen bëgg ngeen ko waaye man bëgg naa ko waaye ngir ngeen wan ne ma bëgg ngeen ma yóbbu foofu ngir baykat yi ma mën leen a waxal seen soxla sàmmkat yi ma mën leen a waxal seen soxla nappkat yi ma mën leen a waxal seen soxla ndaw yi nga xamante ni jamono bu ne ñoo ngi jël gaal yi di dee ci géej gi seen dëj yooyu ñi nga xam ñoo dee ci géej gi seen dëj yooyu ñun dëj yooyu dinañu def incha allah yëkkati sunu kaddu fàttali conscience ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor réew mi ne leen loolu warul woon a mën a ne te mënatul nekk dootuñu ko nangu ndaw yi Sénégal ëppale nañu leen ni ñu amee solo ak réew mi ni mu amee solo ak ndaw Sénégal ni mu yàggee am solo ndawu Sénégal bëggatuñu mu jël gaal di dem ci géej gi ndawu Sénégal bëggatuñu mu jël désert bi di dem naan day dem Espagne waaye magi Sénégal liñ ci bëgg mooy ñu dalal seen xel ne leen mën ngeen a dem noppalu tool bi du booy moo tax ñun waxuñu benn yoon alternative générationnelle ñun alternance waxuñu sax alternance générationnelle waxuñu sax alternative générationnelle ñun solidarité la ñu wax entre les générations moi je suis très bien placé pour le dire parce que suma maam moo ma yar saa bu ma ko daan tàggu di ñibbi si fii ci Dakar daf may wax ne ma yaa ngi may tàggu rek wéetaay di ma gane gëwuma conflit de génération li ma gëm mooy il faut faire tomber les murs pour construire des ponts entre ces générations entre ces intelligences on a suffisamment construit de murs entre nous il faut maintenant construire des ponts et il y a aucune entité dans cette nation amul politicien professionnel amul koo xam ci boppam la nekk amul selfish amul individualiste amul koo xam boppam rek moo ko yitteel koo xamante ni mën na tere
jëmm yi nga xamante ni defar Sénégal moom moo leen yëkkati ñu egg ci barab yooyu nga xamante ni fa la ñuy defaree Sénégal te jàpp nañ ne assemblée nationale nag wax dëgg yàlla barab bu mucc ayib la pour waxtu barab bu mucc ayib la pour defar réew bi. Serigne Fallou Mbacké daf daan wax ne li yées ci kilifa mooy sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek sa seen xel jël la. waaw waa Sénégal maa ngi leen di laaj kan moo fi am soxla xelam dem ci assemblée nationale ne bu ci àddoo mu faju kan mooy am soxla ci Sénégal fii may wax ak yéen gaz de moo ngi ñàkk ci réew mi fii may wax ak yéen démb de dund nañ ci loo réew mi loo xamante ni fàttaliku ma fu ñu ko fi dundee mooy journée sans sage-femme sans blouse blanche waaw ndax dégg ngeen ci assemblée nationale ndax dégg ngeen ci commission bi yor la santé au niveau de l'assemblée nationale Serigne Fallou nag moom moo wax loolu nee na kilifa bu ne war ngaa ëppale sa bopp sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la kon nag kilifa war naa assumer responsabilité bi mu am kenn waxul ne soxla yëpp dañ koy faj waaye ngal la waslu ci ak kon parrainage bi sénégalais yi ñëw ngeen ak doole bi ñu yëngoo rek ñëw ngeen waaye gën leen a ñëw nag ndawi Sénégal nañu wane ne capable nañ magi Sénégal bëgg nañ ngeen jox ñu quitus jox ñu caution seen caution morale gunge ñu ba nga xamante ni dinañ egg ci barab boobu na mu gën a selle taxawal leen taxawaay bu mucc ayib taxawal leen taxawaay boo xamante ni Sénégal dina ci jóge daal di wuti nag yoon woo xamante ni yoon wu am solo lay nekk. leneen li nga xamante ni dinañ ko wax mu nekk loo xamante ni lu am solo la mooy amuñu benn nous sommes libres de toute partisanerie actuellement politique nekkuñu ci benn contingence politique amuñu tamit benn engagement politique ci quelque bord que ce soit li ñuy def mooy tracer une ligne envisager une ligne boo xamante ni dañ koy construire boo xamante ni dañ koy liggéey ak ces sénégalais ces sénégalaises yi nga xamante ni sonn nañ ci bipolarisation bi nga xamante ni constaté nañ ko dans l'espace politique sénégalais machiavélisme bi nga xamante ni gis nañ ko loolu tamit dañoo foog ne tey jii war nañoo nekk